bee kii jar naa yërëm ndeysaan xale bu musul baay àdduna bu ne lii de metti na lii de metti na fekkee di ma door aw ma ci pexe bu daan xaw ma ci araf ma def tànku ne dàqi ay oto wax gën a mokkal waaw merci alors ñoom ñooy waaw alors donc xale yi comme ni ñu waxee rek xale yi dafa am àq te ñun mbedd mi di yalwaan nekk si taalibe yi nekk si mbedd mi di yalwaan ci sedd bi du fàtte ni protégé na leen daf ñuy métti moom moo tax vraiment lutter contre loo xamante ni ñëpp si war a jàpp su tegee ay mécanisme indi fa ay quartier yi imam daan Ndour nu nii to nekk nitu daara yore daara te loolu am na solo ñi nga xam ne ñooy waa Bambey di désinfecté di raxas di indil taalibe yi ay du dara lu dul sëñ Modou Kara moo leen ko jàngal te ku xam sëñ trait de développement donc loolu mu am solo trop ñu xam ne kon ñu mel noonu lañ soxla ci Sénégal dañoo soxla réew moo xam ne nit ñi dañuy jël en charge xale te boo xoolee mag bii du ñu yalwaan mais xale yi rek la ñuy yalwaan loolu parce que ki ngay yërëm di ko jox 100 francs wala nga koy jox téeméer c'est parce que da nga jàpp ni solul daal boo ko jëndal jox ko su demee sëriñam da koy jëlaat defaat ko xaalis def ko ci poche am wala ma jëndee ko ay ginaar lekk te loolu c'est pas normal wala xale yi da ngeen d'accord leen ci yalwaan mu arrêté d'accord ngeen mu arrêté wala déet kon xale yi dañ leen war nañ leen exploiter di leen yalwaan loo place su xale est-ce que ci mbedd mi la nekk kon vraiment nañu arrêté xale yi ñuy exploiter donc loolu vraiment am na solo kon vraiment ñu ngi si kontaan bu baax. ak waa SOS su ko defee ñu parce que ñun gisul Pape Ablaye Mbodj bu grand édu toogee rek nekk aussi suñu mag kon timis gi mi ngi jëm si suñu koy defaat ndax am na solo te soxlawaat nañ ko ci koñ bi. ak waa ñoom Aline tabaarakallah kon. salaamaaleykum donc maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp ci seen tur ak seen sant di remercier invitation bi donc ñun ñu ngi jóge ba Thiaroye donc ñu ngi nekk ci benn association bu tudd AJWP donc association bi ci biir moom benn école buñ naan gëstu sa njariñ donc association bi dafa judd depuis 90 donc di liggéey tamit ci xale yi donc ñun noor la donc yaakaar naa combat bi ñuy porté yëpp c'est le même combat donc loolu moo tax ñun waa AJWP tey ñu ñëw fi donc pour soutenir projet bi donc mu nekk projet bu important mais damay wax rek par rapport ak AJWP seen taxawaay par rapport ak xale donc ñun ci taxawu xale yooyu donc ñu ngi liggéey ak benn ONG buy naan SOS village d'enfants donc muy liggéey ci xale donc au début ñu ngi ci woon ba 500 et quelques enfants donc avec plusieurs familles donc ci xale yooyu ñu taxawu leen ci seen wàllum jàng ci seen wàllum santé ci seen wàllum protection donc ci biir protection bi donc AJWP ak SOS village d'enfants donc taxawal benn kuréel bu ñu naan CLPE donc CLPE moom mooy res lépp lu wàllu protection xale yi donc ci biir loolu donc programme boobu am na tamit benn club bu ñu taxawal club d'enfants boobu ñoom ils sont xale yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci programme bi ak xale yi nga xam ne ci communauté bi lañ bokk ñoom ñëpp ñoo boole taxawal benn club mu nekk club d'enfants tonton Lamine mu ngi fi yaakaar naa après dina sànni kàddu par rapport ak loolu donc ci biir taxawu xale yooyu donc association bi dafa ubbi benn école pour xale yi nga xam ne amuñu chance su dem école wala seen parents yi négligé nañ seen jàng donc xale yooyu dañ leen daan copter donc indi leen au niveau du centre defal leen formation bu dee jigéen la am na formation en couture bu dee xale yu ndaw la donc am na jardin am na arabe donc parent bu bëgg doom ci lu mu bëgg a jàng rek donc am na fa ci même ci wàllum xale yi tamit donc chaque mercredi soir dañuy dajale foofu xale yi avec des groupes de parole donc xale yi day am ay sensibilisation donc di kaf ak ñoom di wéy ak ñoom donc di fowandoo ak ñoom donc xale yi mën ñu ñeme pour tey xale yi parfois dañuy am ay jafe-jafe ci biir kër yi donc man damay dégg toujours ñu naan xale taalibe mais parfois am na xale yoo xam ne ñu ngi dund pire que les talibé
donc xale boo xam ne mu ngi nekk ak papaam ak yaayam te chaque jour mu ngi si mbedd bi kooku taalibe yee ko tane xale boo xam ne mu ngi nekk ak papaam ak yaayam te chaque jour moom mu ngi si mbedd bi kooku man je pense que ñooñu noonu sax taalibe yi ñoo leen tane donc au moins taalibe bi papam moo daw fuite de responsabilité bi mais ñële tamit am na beneen position bu ñu war a jël ak xale yooyu donc je pense que âge yi nekk na si domaine boobu noonu nekk si xale yi nekk tamit si wàllum ndaw ñi nekk si seen wàllum formation si seen wàllum encadrement ak si seen wàllum cadre de vie donc je pense que Ali Sow projet bi am na solo donc Pikine Nord tey projet bu mel nii ñëpp si war a jàpp donc je pense que bu fekkee am na ay kuréel yi nga xam ne dañuy nekk fii si zone bi di liggéey si wàllum xale war nañu mën a ñëw soutenir projet bi donc comme ni ko Biralo waxee projet bi c'est un projet un combat à porter pour tout le monde donc ñu ñëpp ñu jàppandoo xàccandoo dóorandoo donc man damay wax rek toujours dafa am benn slogan bu ñu génnee tout ce que je fais tout ce qu'on fait pour l'enfant sans l'enfant et contre l'enfant donc lépp lu ñuy def pour xale bi il faut xale bi dugal si loxo donc mag ñi mu ñu fi toog di wax yor ay këyit di ratatati te xale bi sentirul boppam si liggéey boobu noonu donc combat boobu c'est un combat des enfants je pense que xale yi la ñu war a jiital ci kanam ñu mag ñi ñu encadrer leen donc je pense que loolu foofu noonu la ñu war a viser sur objectif. ku si jàngiwul ñu xool lu tax jàngiwoo ku teelul tëddi ñu xool lu tax teeliwoo tëddi wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan daal projet bi yal na ko yàlla jëmal kanam koñ bi di yalwaan moom am si sax moom fii moom amul xale bu yalwaan xanaa xale bu bañ a jàngi rek mais loolu tam ñu ngi si taxaw pour xale ñun ñëpp ñu dem jàngi. encore une fois ci kilifa yi bu baax a baax pour ñu sànni nu ñaan parce que soxla nañ ko mais man li ma bëgg a juste wax mooy il faut des stratégies avancées parce que mënoo ni communauté se mobilise ñu ne bu benn taalibe ti duggati ci biir koñ bi te communauté bi mobilisé wul donc comment il y a des mouvements yoo xam te ne commencé woon nañ ko comme Lions Club peut-être gars yi certains xam nañ ko ñoom bi ñu jugee di lutter contre les talibés dans les rues ñoom danoo jël mobilisation boo xam te ni dañuy dem ci par rapport ak Auchan yu bëri taxaw fa def collecte de fonds pour les enfants talibés yoo xam te ni dinañ jéem a rester ci seen i daara sans ñu bouger mais imagine toi que nga ni talibé bi bu mu jug bu mu yalwaan mais sëriñ daara bi aussi ban moyen lay génnee pour jox talibé bi te biir bu deful dara du mën a jàng qu'on se dise la vérité donc il faut des stratégies en commençant par le chef de quartier les bàjjenu gox les leaders communautaires yi ñu nuy jéem a cotiser indi benn vestimentaire alimentaire lépp loo xam te ne talibé bi dina ko yitewoo ñu mobiliser là-bas on peut dire que lan soxla instant yi nii moo tax malheureusement communauté bi dañoo waroon gis seen bopp chef de quartier bi dafa waroon ñëw mais enfants yi ñëpp dañoo waroon ñëw pour ñu wax ci loolu parce que mun nañu ni zéro dégg sànq maa ngi dégg tonton Birane naan bu kenn saraxeeti terewuñ saraxe de mais booy saraxeeti demal ba ci sëriñ daara bi nga ne ko dun sama saraxa ngi ay stratégie la te on est prêt on est des jeunes ñun jeunes yi yëpp pare nan pour combat boobu ñu mëne ko te incha allah bis boo ci taxawee ñun mën nañoo dugg porte à porte def ay VAD visite à domicile ñu inciter encore une fois que chaque maison booy doxati sa sarax nga mobiliser ko dem ba ci sëriñ daara bi jox ko te incha allah loolu day indi sécurité bi. maa ngi jégalu bu baax yéen ñëpp kenn ku nekk sa tur ak sa sant maa ngi leen di ziar di leen balu ak di leen baal ak wax dëgg yàlla lii amatuma dara lu ma ciy wax ndaxte maa ngi rafetlu seen wax yéen ñëpp li ustaas yi wax fii ak maire yeeg bira ñoom ñëpp vraiment aw ma leneen lu ma ciy teg aw ma dara lu ma ciy teg loolu di ko rafetlu waaw loolu di ko rafetlu dinañu taxaw bu baax a baax ci affaire mendicité bi bo incha allah dinañ ci sensibiliser yeen xale yi fi nekk ak daara yeeg ñëpp incha allah jërëjëf. jërëjëf grand Idou auzu billahi mina shaytani rajim bismillahi rahmani rahim
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يحد حفظهما وهو العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ثم غافلون لقد حق القول لأكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا فيه أعناقهم وأغلالا فيه إلى أذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم شدا ومن خلفهم شدا فعصيناهم فهم لا يبصرون نعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد نعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من جنة الناس بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادم لما سبق الناس بحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. di wax ne incha allah rabbi xam naa à la prochaine.